Asalaamaaleykum Sindia, asalaamaaleykum Mbour, asalaamaaleykum Thiès, asalaamaaleykum Sénégal. Waaw tey ñu dellusiwaat ci seen chronique de la semaine def tuuti jàngat rek ci seen situation politique à Sindia. Aujourd'hui di ñëw am ay quelques éléments yu mérité des études, des analyses sur la situation politique à Sindia, notamment des audios. Ay audio yu fuité yu def ay révélation yu doy waar yu grave yu jar taxaw seetlu parce que voilà nit moom mooy li ñuy wax rek nit su waxee rek wax boppam comme ay borom xel la ko sekkal. Donc bu ñu jógee ci loolu je crois que dinañ def tuuti divers rek pour jox leen li ngeen soxla jàngatu semaine bi ndax bëri na ñuy laajte ñuy woote di laajte ñu leen di sant di leen gërëm parce que voilà excusez-moi parce que xamoon nañ ne amoon na ay temps néewoon nañu xamoon ne ñun yàgg nañu ci sonn ci mbiru Sindia yàgg nañu di ci alerter yàgg nañ di def mise en garde lépp Sindia tax lu ëpp fukki at ak lu teg ñoo ngi ci biir di vraiment di saytu loolu waral nag aujourd'hui lu bari réeruñu biir Sindia donc di leen sant yéen ñu ñuy déglu di leen gërëm parce que lépp liñ ci jublu mooy vraiment njëriñu Sindia. Donc duñ leen fàtte benn yoon suñu tëddoon ba 4 heures du matin ngeen nañu da ngeen soxla jàngat ci benn suñu avis en tout cas ci benn situation dinañ leen ko wax. Donc pour ñu commencer ci laajte yi nga xamante ne ñoo gënoon fës ci semaine bi donc voilà dinañ def tuuti jàngat mais il faut qu'on soit clair suñu analyse bu bopp la et que ça m'engage man ci bokk ci coalition gëm sa bopp derrière le docteur Moussa Thior à Sindia mais tey analyse bi may def ci situation politique bi ça m'engage man personnellement ça n'engage pas le mouvement ni la coalition donc voilà dinaa ko def sur la situation de l'opposition à Sindia et puis Benno Bokk Yaakaar hein? Donc voilà parce que aujourd'hui ce qui se passe mooy ñun ñu nekk ci réseaux sociaux yi ñun ñu nekk di déglu gaañe ci seen intervention yi on a vu que ni nous ne sommes pas compris parce qu'en fait dafa mel ni ñun au lieu de se concentrer sur Thierno Diagne opposition bi yëpp dañoo concentré aussi ñun alors su fekkoonte ne on fait des échanges ci xalaat ci xam-xam ci développement on peut dire mais duñu gis argument boo xamante ni en tout cas loolu la opposition war a sukkandiku pour vraiment xeex ak moroomu opposant dans la mesure où amuloo lenn loo ko reproché. Donc je pense que ne combat bi dafa waroon nekk Thierno Diagne donc loolu luñ ci jàngat mooy sant yàlla la parce que su fekkente ne ñun dem nañu ba nekk menace pour ñëpp donc je pense que ne ñun kon nous sommes le candidat idéal pour Sindia parce que ñun ñoo nekk pour intérêt Sindia ndax il faut que ñu waxante dëgg nag parce que opposition bi 8 candidats ci dëkk boo xamante ne dëkk bu ndaw bu toll ni Sindia je pense que ni am na ci candidature yi yoo xamante ni jar nañ taxaw seetlu parce que intérêt dëkk bu la taxee jóg intérêt dëkk bi kese te ngeen nekk juróom-ñeent war ngeen mën a jiital kenn rek yéen ñëpp ngeen topp ci moom ngeen gunge ko pour defar seen dëkk parce que ñëpp xej nañ ci donc su fekkee loolu amul ñun dañuy jàpp ne rek tout simplement que ni am na lu xew te loolu xew mu ngi wonewu ndax ñun wax nañ ko ci njëlbéen suñu position mooy bi ñu waxee ne nañ tànn candidat pour mu jiite opposition bi dafa amoon ñu commencé woon ne nañ dresser profil ñooñu ñu ne dañuy écarter ñi jàngul ñu ne leen est-ce que duñu def géew bi benn rek ñu tànn koo xam ne moom lañu yaakaar ne am na compétence mu dem ñu ne non
opposition bi ci boppam ñoo ne loolu doyu leen, dañ nekk ci jamono boo xamante ne vraiment soo jàngul waruloo mën a yor commune. ok ñun ñu leen d'accord nañ maintenant d'accord nañu ñu jël ay moment yoo xamante ne dañu waroon dresser profil pour wax ne kii mooy jiite. mais yow su fekkee dem nga bay dresser profil nga ne doo jël ku jàngul, normalement ci ñi ngay jël ki gën a jàng nga war a jël, loolu dafa war a bokk ci profil bi. donc comme ñun xam nañ ne suñu candidat moo gën a jàng, moo ëpp diplôme, moo ëpp jaar-jaar, ñu ne leen ok bu loolu amul sax ñu xool ki nga xamante ne buñ ko falee moom moo mën a toog biir Sindia tal suñu mairie kese toog liggéeyal ñu, parce que ñun meluñu ni yeneen communes yi ndax suñu commune dafa tardé. alors loolu biñ ko proposé mu am ci candidat yi ñoo xamante ne dañ nekk fonction, dama guñu retraite, ñu ngi fonction te mënuñu bàyyi seen fonction ñoo toog ngir Sindia kese, fasuñu yéene, joxuñ ñu benn garantie pour lool. muy deuxième chose. troisième point bi nga xam ne moo gën a essentiel, ñu ne suñuy évaluer candidat bi ñu war a jiite moom parcours am lan la def ci àdduna ak jaar-jaaram lan la. ñu gis ne ñun suñu candidat dafa jàng am ay lijaaseem, génne université Cheikh Anta Diop, nekk docteur, jóge fa dem jàngi leneen ak leneen management affaire yooyu, jàngee Chine, jàngee France, am ay relation Washington bi mu ubbi cabinet. kon kooku mu leer ñépp ne tey jii aduna bi yëpp boo déggee ñuy wax ne ubbi te aduna bi mooy vraiment nit koo xamante ne bu ñu la falee nga mën a jóge Sindia tey na maa ngi dem Chine uti fa ay partenaire, boo demee nga xam làkk bi ngeen di làkk lu am solo la, nga mën a làkkanteeg ñoom, am say relation foofu. boo fa jógee ñu ne la demal France nga uti ji partenaire, nga bañ a def comme Thierno Diagne dem Tour Eiffel di photo wu di def naka sa dul noonu, nga mën a dem xam ne ñii kat ci lii lay wax ak ñoom nii ak nii te am naa fi ay relation ndax am na ñu ma jàngal ndool tey ñu ngi ci gouvernement France, tey ay kilifa lañ. boo fa jógee ñu ne la demal au moins États-Unis, boo demee nga mën a làkkanteeg ñoom, mën a am ay relation foofu basé wu te yaakaar naa docteur Thior ñëpp xam nañ ne cabinet am sax mu ngi koy ubbi Washington. donc ñu ne kooku moo doon troisième point bi. waa léegi su fekkee wax nañ ne ñetti critères yooyu la ñu soxla pour ñu jël kenn, ñeneen ñi jiite ko, ñu gis ne lépp ànd na ak docteur Moussa Thior. ñu ne léegi yi des mën nañu wax koo xamante ne jox nañ ko paludisme, mu yor direction paludisme Sénégal, ba nguur gi décoré ko ñaari yoon ci at bi ne ko meilleur homme de l'année. tey jii tey bu ñu toogoon tey ñu ne nit mu ngi Fuuta wala mu ngi New York wala mu ngi feneen, baatu Sindia, turu Sindia su ko déggee ci plateau yu magu télé yi ak di dem toog di wax ci Sindia, moom la ñu njëkk a gis mu def ko. donc am na loo xamante ni ñun ñi nga xamante ne ñoo ngi ci kaw di côtoyer wante xamante ci biir ci opposition beeg yooyu, ñun xamante nañu, xam nañu ki ñu mën a jiite, ki ñu war a jiite ak kan la. xëy na kay dañoo bañ yéene loolu askanu Sindia, te loolu noonu buñ ko bañee kon Sindia daanaka taxul ñu jóg, xëy na beneen intérêt moo ñu tax a jóg. donc loolu moo taxoon ñu ne ñun comme que noonu la demee te askan la ñuy waxal, askan lañ bëgg a jiite, askan boobu mooy tànn, askan boobu ñun wóolu nañ ko. bu ñu demee ba tollu foofu, en tout cas ñun suñu politique mënul nekk dem ba bàyyi ba élection jot ñëw di may table banc, di may ay loolu ak loolu, te juróom-ñaari at kenn gisul ngay def yooyu. ñun on voit mal ñëw di jënd population wala di corrompre population, loo xam ne ñun suñu bopp ñoo koy bañ, ñoo koy tere, parce que dañ ne population bi nit balaa ngay napp jën jox ko, jàngal ko ni muy nappee, defaral condition. kon doo ñëw di ko tàmmal loo xamante ni loolu noonu c'est juste éphémère, benn moment nga koy def pour nax ko, après nga dem leneen. ñun beneen politique la ñuy indi, c'est-à-dire wax nit ñi dëgg, waxtaan ak ñoom ba ñu mën ñu votel, ñu xam ne ñii lii lañu, te ñun dañu bañ ba joxe
ay firnde ne leen dem leen ay LinkedIn dem leen Wikipédia dem leen laajte parcours yi ñu jaar fépp fu ñu jaar ngeen xool liggéey ba jël retraite sans faute li ci gën a am solo sax ci mbir moomu mooy ñépp xam nañ ne discipline militaire nu mu demee ku nekk biir armée nekk fa kilifa bu mag biir armée ba njiitu réew mi tànn la ne la yow yaa may faj njiitu réew moomu jóge fi keneen wuutu ko kooku amaat kóolute ne la yow yaa may faj nga nekk ba grade bi mujjee ci armée ñu jox la ko won la ne bonne conduite vraiment armée ne la yow bonne conduite c'est-à-dire que ñi xam armée ñi def armée même ñi deful armée bonne conduite boo ko déggee mooy wax dëgg yàlla ni nga doxalee c'est discipliné waaw loolu boo ko booleeg milliards yañ la daan dénk programme yañ la daan dénk ñépp ñu saytu la ne zéro faute amuloo lenn lu la askan bi di toppee ci loolu ñu décorer la teg ci yow nga ñëw ci dëkk bu ndaw boo xamante ne Sindia nga ne mooy sama dëkk dama am envie defar dëkk bi dama am envie vraiment dëkk bi ma avancer loo ko développer loo ko je pense que waa dëkk bi suñu xamee yow yaay kan werante du ci am parce que waa dëkk bi bëgg nañ dara loolu moo waral ñun suñu démarche kenn duñu dégg ci yenn yi kenn duñu dégg ci yenn xëccoo yi wala yenn wax yu ñaaw yi wala yenn dem ak dikk yeeg yooyu ba pare nag mu am li nga xamante ne moo ëpp solo ci jàngat bi may def tey ñépp xam nañ ne élection locale élection la yoo xamante ni goxaan yi ñoom ñooy tànn ki leen di jiite mais loolu noonu dafa am impact bu rëy ci élection législative ak présidentielle ndax gis nañu Macky Sall moyens yu muy déployer pour élection locale yi dégg nañu fii yu bëri donc même su fekkente ne élection locale amaanaa am na ñuy far Benno Bokk Yaakaar ñoo jàppale ñu suñu gox mais lii logique politique dañ ko war a wax aussi c'est-à-dire que aujourd'hui bu ñu xoolee en moyen Sindia liggéeyu parti au pouvoir mosul arranger Sindia c'est-à-dire que Ousmane Lo socialiste la woon mu ñëw mu yàq suñu commune ki far ci moom Thierno Diagne ne Ousmane Lo moom moo prouvé moo confirmé moom moo ko gën a confirmé li Ousmane Lo doon yàq yépp mu wax ñu ko mu ñëw ñu fal ko mu bokkaat au pouvoir Benno Bokk Yaakaar ñëw yàqaat suñu commune toog léegi su fekkente ne ñun am nañu lecture am nañu gis-gis ci loolu ñu xam ne bu ñu jógee ci local ci législative lañ jëm te bu ñu jógee ci loolu dañuy dem fali ji président bu ñu jiitee te kooku ci li muy jiitee Sénégal Sindia daf ci war a gis boppam dafa war a am njëriñ kon ñun fii la ñu war a commencer gën a xalaat ñun suñu dëkk nan lañ ko war a mën a préparer à ce que mu def face ak enjeu yi ñu nekk ak fi ñu jëm parce que buñ ko deful dañuy fàtte kenn duñu dégg ba pare nag gaa ñi continuer di ñu noot ndox bu ñuy naan bu sell sax duñ ko am ndax gis nañu gaa ñi seen kër yi lañ gas forage yor suñuy million di ñu romb gauche droite ak seen oto yu rafet ñun ñu continuer di torox waa ji wax na ko fii ci audio bi fuité ay ordonnance yoo xamante ne xam nga nangam loolu de la fi wax donc ci biir loolu bu ñu xoolee opposant yi nekk Sindia li tax ma ne nañu bàyyi di ñu attaquer parce que ñun dañuy argumenter ñun duñu attaquer la personne mais dañuy wax lu logique lu yenu maanaa nga xam ne askan bu ñu dégloo rek ñu xam ne ñii li ñuy wax nii lu yenu maanaa la mooy que ni tey booy xool ci opposition bi ñu bëri opposants yu bëri pour ne pas dire les 8 candidats am na ci ñoo xam ne Benno Bokk Yaakaar lañ bokkoon ñu fàkk defaat beneen camp c'est-à-dire ba tey jii nii Benno Bokk Yaakaar mooy xëccowaat mairie Sindia bu fekkoon ñoom ñaar kese ñoo dem candidat mu am ci candidat yoo xam ne ñu ngi bokkoon réew mi muy Seybatou Sène réew mi la bokkoon réew mi tey buñ ko xoolee réew mi mooy maanaam mburu ak soow donc réew mi dugg na ci Macky Sall quoi qu'il arrive
loolu mooy réalité politique mooy li am donc ci loolu la ñuy wax donc li tax ñuy wax Saybatu wax réew mi mooy Saybatu n'a pas dit qu'il a démissionné à réew mi donc démissionné wul réew mi et moi je pensais que ni amoon na raison bu gën a wóor parce que Abdourahmane Diouf ñun ñii ñëpp dañ koy soutenir ci moom lañ jëmi ji dinañ fa dem parce que pas dinaa ci ñëwaat c'est pas parce que il est de chez nous mais Abdourahmane Diouf dañoo naw xam-xamam moo tax ñu ne mën nañu am sañ-sañu jàppale Abdourahmane Diouf parce que dafa bokk ci ñun suñuy principe donc Saybatu amoon na possibilité démissionner réew mi parce que nit nag benn instant il faut que ngay mën a jël say responsabilité boo ne askan dama lay jiite su ma lay jiite bu ñu sàccee baadoola wala ñu def baadoola dara wala nangam nit ki ñëw dama koy teg ci yoon kon damay wax li nga xamante ne mooy dëgg mooy akalaay taala donc loolu la wax loolu da nga koy commencer ci yow sa bopp c'est-à-dire que tu démissionnes ñun ñu mën a positionner suñu sinja bi ñuy fal majorité bi ñu fay am ñu mën a xam ne majorité bi élection présidentielle bu jotee wala législative fii lañ jëm ñun lii la ñuy waajal mais tu n'as pas démissionné après tu es venu te nga nekk candidat biir Sindia donc loolu mu nekk problème boo xam ne bu ñu ci xalaatul léegi suba dinañ ci mos a xalaati ji te loolu dafay indi benn cassure lay indi c'est-à-dire bloc bi ñuy am tey bu fekkoon dañoo gagné mairie bi ensemble ci contexte yi bu ñu demee ba tollu foofu daf ñuy indi benn cassure parce que dañuy diviser wu donc l'équipe bi nga xamante ne dafa waroon mën a am benn genre cohésion pour liggéey loolu daf koy boo defee philosophie politique boo defee analyse bi da ngay xam ne loolu noonu benn problème bu rëy lay nar a indi ji quoi boo xamante ni du arranger fonctionnement commune Sindia donc beneen bi boo xoolee aussi ku mel ni Guillaume Hamadou Sow kooku parti socialiste la woon il s'est battu jusqu'à la fin il s'est toujours revendiqué socialiste donc aujourd'hui comme ni ñu waxee dinañ ci ñëw ci audio Aliou Faye bi nekk Jilaax audio mi fuité mi ngi wax di classe les coordinateurs yu yeneen parti c'est-à-dire Rewmi ak coordinateur u APR ñi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar mi ngi leen fay classe donc yéen a ngi gis ne problème bi mi ngi commencé indi ay division foofu donc Hamadou tey moom mi ngi parti socialiste il n'a pas pris ses responsabilités comme Saybatu pour ne j'ai démissionné léegi je suis vraiment dans l'opposition parce que l'intérêt de notre commune est que on fasse comme ça parce que nguur aussi da ngay naxante ak moom et puis boo ci nekkee il faut que nga mën a am ay analyses yu pointues yu précis surtout nga nekk commune bu nekk Sindia nga xam ne avenir am dafay dépendre ci yow parce que yow la ñuy fal donc foofu dañuy soxla xam-xam duñu soxla kuy tâtonner maanaam donc aussi bu ñu xoolee kaw Guillaume aussi c'est pareil il est dans le parti au pouvoir c'est-à-dire que dans la coalition du parti au pouvoir ba tey malgré que am na ay socialistes yu dem Benno Bokk Yaakaar mais ba tey bés bu ñu demee ba ci cappaandaw ja ñoom seeni kilifa ñooy toog waxtaan muy mburu ak soow muy ñoom socialiste ñoom ñëpp ñooy toogaat def pacte dem législative ak ñun dem après dem présidentiel ñoom dañuy juboo si parce que bu boobaa intérêt yi ñuy xëccoo après weesu nañ ko mais maintenant day nekk benn intérêt commun léegi ñun liñ doon bañ ak yi ñu doon kii ñoom dañuy ñëw def benn pacte gën a seen doole gën a renforcer wu pour ñu dem ñii sànnante xeer ak di waxante lu ñaaw ak loolu ñoom ñooy ñëwaat ànd dem donc nga dem aussi nga xoolaat Mamadou Faye Petrosen pareil kooku apériste la kooku moo fi faloon Thierno Diagne kooku nangam d'ailleurs sax ñi nekkoon ci Thierno Diagne ñoo nekkaat ci kawam waxoon nañ ko duñ ci dellu si waat donc nga continuer jóge foofu dem ci Makumba Faye pareil Makumba aussi ku ne xam na kooku Ousmane Lo ku ne xam na gis nañ fi vidéo Ousmane Lo yu muy taxaw ne dafa waroon def choix ci ñoom di wax d'une manière boo xam ne moom am na confiance ne lii étape la mais buñ ko weesoo da leen di dajalewaat ñu juboo ki ci def tooxi duuna kee du ko mën a wax dara parce que ñoom ñëpp benn la ñuy doon ànd def bloc nekk ci kaw askan bi di buum bi
extra am na candidat yu bëri mën naa leen citer. Donc ñun bu fekkee dañuy woote ne dañu am xam-xam dañuy def ay analyse yu précis dañu soxla avenir u Sindia dañuy def loo xamante ne dafa yenu maanaa yooyu yëpp dañ ciy tenir en compte. loolu moo expliqué li tax ñun ak yeneen borom xam-xam yi nekk Sindia ak les étudiants yi nga xamante ne vraiment c'est des patriotes à Sindia ak nit yu baax yi nekk Sindia am open mind ñoom ñëpp ñu adhéré wu ci docteur Moussa Thior parce que xam nañ ne kii amul benn parti boo xamante ne am na fa xaar ma yàlla. tey su faloo bu fekkee intérêt Sindia ci nguur gi la nekk moom mën na liggéey ak nguur gi amul ak ñoom xaar ma yàlla. bu fekkente ne intérêt Sindia ci opposition bi ñoo falu wala leneen ak leneen mën na liggéey ak ñoom parce que amul ak ñoom xaar ma yàlla. donc c'est un élément neutre. dafa mel ni rek gis nga yàlla buy defar lépp day baaxandoo. dafa mel ni moment yii lañ ko soxla nit yi nga xamante ne daan nañ tëdd seen néeg yi am njàqarek tiis jaaxle Sindia nekk di noot ndox mu ñu naan jàngum xale yi lépp noot yàlla dafa jékki-jékki ñëw sauver ñu parce que kii ñëw ni critères yi ñu soxla képp ku toog dama leen koy ñaan yéen internautes yi képp ku dem toog sa kër toogal rek nga xalaat waa ji mooy kan ak fi mu jóge ak lan bu waroon jóg tey pour liggéey lan moo ko mën a tere liggéey doo gis ne lenn mën na ko bloquer pour mu liggéey. looloo tax ma ne ko man de tey ça fait 7 ans ou plus may xeex pour Sindia li ma gis ci yow di la jàppale di xeex pour nga jiitañu bés boo toogee Sindia ma gis porox ndol lu niroowul ak ñoom yow sa bos mooy gën a garaaw gaay yi parce que yow duma la baal dara ndax dama xeex pour nga fal. voilà liggéey depuis ci ki nga xamante ne mooy ki gën a néew doole ba ki ci gën a ëpp doole bi Sindia nga yemale leen fexe liggéey loo xamante ne mooy jëmale Sindia kanam ba pare nga mën a jàkkaarloo tey bu ñu ne woon tey Ban Ki-moon wala tey Donald Trump wala Joe Biden ñëw na Sénégal nga mën a toog waxtaan ak moom wax ko projet niveau boobu lañ soxla ci Sindia. Macky Sall bu ñëwoon tey nga bañ a def comme yu Thierno Diagne di def dem def une semaine ñu réciter loola benn affaire nga ñëw doo ñëwee ngay lox munoo wax ak Macky Sall parce que xamuloo mënuloo sax waxtaan ak moom ci tubaab yu leer. voilà donc comme que yooyu yëpp am nañ kilifa tey parce que plateau bu Thior toog dañ koy woo international Sénégal ñëpp dañuy toog déglu ko ci ay TFM RTS fu ne ñu koy laaj xalaatam ci Sénégal ci ay jàngoro ci ay leneen ci ay économie santé droit de la santé tout kooku yaakaar naa ne buñ ko amee Sindia c'est un plus. donc pour vous dire que yéen ñi nekk ci opposition bi ñun dañoo jox ku nekk cëram joxuñu kenn bañuñu jox kenn cëram te kenn duñu dégg ñuy wax directement ci candidat di ko wax yoo xam ne jëmalewul Sindia kanam jëmalewul kii. bu fekkee menace la ci yéen li mu nekk menace ci yéen loolu intérêt Sindia la parce que yàlla moo ko may Sindia mu ñëw ba am kii bi. donc yéen bu fekkee askanu Sindia moo leen ñor da ngeen di dem ngeen def seen campagne bu leen askan bi falee loolu bu defee askan bi moom la fal ñu xam ne loolu la mais bàyyi leen si seen bëgg-bëgg bopp ak li ngeen naral seen bopp ngeen bëgg a yàqal askan bi ki nga xam ne moom fi mu nekk nii ci candidat yëpp moo fi nekk ki mën a yóbbu Sindia suba. te lii may wax ci vidéo laa koy waxe bu fekkente ne am na candidat bu mën a défier Thior boo xamante ne am nga parcours bu gën bu Thior wala gën nga ko jàng wala am na domaine boo ko gën a maîtriser na ngeen ñëw yéen candidat yépp ngeen dem rajo Sindia ngeen tànn sujet yu leen neex ngeen ñëw askan bi àtte leen noonu lañ koy defee. je pense que ni loolu mooy démarche bi ñu war a def comme que ñun ñi nga xam ne dañu waroon boole tey jëlee fi Thierno Diagne bi yàq suñu askan mënuñu def loolu ba dañuy toog di jéem a xeexante ci suuf affaire léegi nañ dem askan bi àtte ñu na candidat yépp képp ku wóolu sa bopp yor nga sa programme yor nga sa lépp na nga ñëw ñu dem def comme ni européens yi di def ni ñëpp di def ñu dem ci benn plateau télé wala ñu woo journaliste yépp ñu ñoo toog ci benn studio Côte Ouest xibaar bu junior
askan bi dégluñu ku nekk ñu def ay débat ñu ku nekk nga wax boo jëlee Sindia fii nga koy jëlee fii nga koy yóbbu nga wax ñu ko ñu déglu la bu baax parce que lu mën a nekk xam nañ ko bu boobaa askan bi dinañu àtte mais tant que nanguwu leen def loolu nanguwu leen feeñ ci affaire bi jéem leen concentré wu ci Thierno parce que def ngeen loo xamante ne tey jii askanu Sindia su nelewoon tuuti rek Thierno Diagne mooy gañewaat te kon yéen ñëpp pour des fins personnelles des intérêts crypto personnels di ngeen xañ Sindia vraiment nit koo xamante ne c'est un don de Dieu c'est un don du ciel mais c'est dommage pourquoi parce que tey jii gaal boo ci nekkee nga yor sa ëmb keneen yor ëmbam ngeen nekk ci gaal boobu pour ngeen di traverser géej bu ku nekk ñaanee sa ëmb na mucc sa ëmb moroom su muccul su gaal gi suuxee sa ëmb dina suux ba suuxaale sa ëmb moroom kon li jara ñaan mooy gaal gi na mucc ëmb yépp génn parce que tey man su ma ne damay xool mbokk wala damay xool sama xeet je suis minorité wala dinaa xool Yankhoba Aïdara wala Moussa Ciss wala peut-être Aman Ndaw Sène wala Ousseynou Ngom fu ñu nekk ma dem fa parce que samay frère lañ ki nga xamante ne pël la su xoolee ne man pël lay votel du objectif parce que pël bi mu nar a votel bu fekkee pël boobu jàngul wala mënul yor Sindia wala mënul yor askanu Sindia peut-être que moom benn yoon dina am ordonnance wala mu am benn xaru tabaski jeex na mais dëkk bi yépp lay noot te fen du dox il faut ngeen xam ne Sindia 19 villages la ak ay hameaux yu bari am na ñoo xamante ne yéen chance bi ngeen am tey boo leen waree ñi nekk Sindia ville lay wax tey parce que candidat yëpp booy xool secteur boobu lañ concentré wu tey am na ñoo xamante ne bu ñu buggoon jël oto pour dem Dakar dañuy génn seen kër sangu ba set dem jëli oto dem Dakar mais am na ñoo xamante ni bu ñu waree dem Dakar dañuy dem jël kalando jël tata jël leneen pënd poussière ñoo dem Dakar te Sindia lañ bokk tali bu baax amuñu ko xalaat leen ñooñu nag seen maternité yi nu ñuy mel seen hôpital yi ni ñuy mel seen doom yi war a jàng ji pour suba ñu tekki nan la ñuy sonnee ci conditions yi te ñooñu amul kenn ku leen représenté ci kanam ku dul ñun ci ñun la ñu yaakaar ñu changer seen condition bu fekkee ñun nag ñooy jàpp suñuy intérêt bopp kese nara ñëw ne dañuy jiite ku ci nekk di xëccoo palaasu Thierno Diagne sama gars yi am na lu fa xew moo tax nag il faut que ñu éviter dama koy faral di wax communautarisme man Saafeen laay votel man bambara laay votel man pël laay votel siin laay votel wala Sindia laa dëkk doomu Sindia laay votel c'est des discours yoo xamante ni ça n'a pas de sens amul sens parce que boo jeyee gumbo ba mu dem jënd billet cinéma pour seetaan film boppam lay nax nit du jaaxaan di saw parce que sa kaw lay tooyal ki nga war a ngemb ko parce que dafa am compétence ngemb ko parce que dafa am capacité ngemb ko parce que dafa mën a yóbbu askanu Sindia ci kanam parce que lii rafetaayu Sénégal li defar suñu culture ñun mooy notre melting pot ñun ñëpp ànd ñun ñëpp bokk tey kenn mënul wax ne ñaari nit yu nekk ci mbedd mën nga xàmmee kii tukulóor la wala séeréer la wala joolaa la wala njaago la ñun ñëpp benn lañ donc yooyu ñuy déplacé ci biir candidature yi loolu su demee mairie loolu moo fa nar a xewi ji te bu leen fàtte ne localité bu nekk xam nañ nombre d'électeurs bu fa nekk mais yooyu noonu am ay nit yi nga xamante ne ñu ngi toog seen kër man de damay voté diw sama mbokk la naa ko votel ñooñu nañ def attention xoolal diw bi nga xamante ne yow fa nga nekk boo sante yàlla sax am na koo xamante ne bu jiwee gerteem pour mu jaay ko sax problème la kooku xañ nañ ko lépp te yow sa carte boobu ngay sànni ji moo mën a sauver kooku au lieu nga xool ki mën a dem nga ne naa dem ci sama mbokk
xanaa xamul leen ne population bi rek am na nu ñu doon taxawee candidature yu bëri yi du am parce que da leen di leer na am na ñoo xam ne vote sanction la ñuy def vote utile la ñuy def c'est-à-dire vote bu am njëriñ loolu moo xew ci àdduna bi jël sa carte sànnil ko koo xamante ne moom moo mën a amal askan bi njëriñ te loolu ni nga koy xamee mooy borom nga jël sa temps nga jàngat ko ñun wax nañ ko fii nañ def opération téeméer loolu la ñu waxoon opération téeméer ku nekk nga jël téeméer dem jënd crédit téléphone ñoo toog xool candidat yépp nga dugg internet xool seen parcours am na internet candidat yooyu dugg doo leen fa gis mosuñu def dara amuñu sa diplôme duñu fa def dara donc gis nga du révolution mais développement c'est toute une mentalité moo war a dépasser yenn affaires yi parce que tey jii tey bu ñu xoolee chance bi ñu am Sindia mooy que ne Sindia day màgg ñun dañuy am chaque fois ay mentalité yu bees parce que nit ku taxu si Sindia rek indi na xam-xam bu bees indi na xalaat bu bees indi na doxalin bu bees donc renforcer na la doole donc te kooku dootul dem Sindia la dëkk waa Sindia la même droit que yow donc ñooñu dañ ci war a bénéficier wu te ñooñu de passage maa ngi def appel ak à ce que ñooñu nañu impliqué wu ci politique wu Sindia parce que buñ ci jàppul rek dina am neneen nu muy demee te le monde actuel a dépassé benn genre niveau de truc yi parce que carte boobu ngeen di xeeb ku ci nekk bu xeebee ne sama carte bi may sànni ne benn dong la benn boobu li mu mën a changer li mu mën a defar ci yaakaar yu tas dafa bëri kon boo koy joxee xoolal ci yàlla xoolal si yonent bi xoolal li nga war a amal sa askan jëriñ parce que kee di nekk ci mairie bi ñu koy fay ñu naan mooy defar mooy développer sa dëkk sa carte bii bu dee bokk na ci ñu ko fal yi mën na am sa carte bii rek moo tax mu mën a defal kooku kon kooku yaakaar bu mu defar rek yaa ko def kon nañ xam ne noonu la ñuy falee ñu génn ci mentalité yooyu yëpp xool kan moo gën ci askan bi pour une fois ñu jël ko def loolu donc loolu c'était juste benn analyse boo xam ne ça m'engage personnellement comme que ñun dañu wax ne suñu laajee suñu xalaat dañ koy wax amuñu ci tabu ba ñu ku ñu mere parce que utuñu poste utuñu place ñoo ngi sant yàlla donc li ñu xalaat dañ koy wax parce que bi ñu jógee di xeexal Sindia boobu yàgg na dégg nañ lu ne wéetoon ci xeex bi tey mu dem nag ba alhamdulilah def nañu éveillé nañ conscience yi candidat yi sax bëri nañ nit ñaa ngi ñoo di xeex kon dañu ne loolu sant yàlla la donc boobu moo gënoon metti que léegi kon tey ku ñu mere suñu yoon new ci ndax ba ñuy jóg di xeex xale yañ daan xeexal tey xale yañ daan bokk di leen conscientiser di leen indi tey ñenn ñi ay commissaire lañ ñenn ñi ay professeur ñoom commissaire Diallo Habibou Diallo ñoom Cheikh Dione fonctionnaire ak ñeneen yàgg na boobu ñoo ngi woo booy di ñëw di def réunion ndeysaan bëgg seen dëkk boobu jàng nañu alhamdulilah année bi yàgg kenn duñu dégg ba tey jii ñu dem nag ba vraiment conscience yi ubbeeku vraiment ñu ciy sant yàlla bu baax a baax li ñuy wax ni képp ku nekk Sindia ngay wax patriote xam nga la cee mooy kan xam nga ne bu muy xeex ñu bëri jóguñu di xeex ku dem nga laaj docteur Ciss wala nga laaj ñeneen yan année lañ doon def ay réunion ay rassemblement ay xeex ay vidéo ay lu ne de passage di gërëm Seydina Diouf di ko wax ne vraiment hasta la victoria siempre camarade dañuy dem rek ci kanam donc pour bañ live bi yàgg ñu dugalal leen rek benn audio boo xamante ne dafa fuité ñu def ci quelques jàngat nag parce que nag dafa jot nag vraiment dafa jot ñu def ay jàngat ci terrain li ma bëgg a wax mooy les comités électoraux villageois ñu ngi jéem a def di jéem a góorgóorlu waaye li ñuy wax ay coordonnateurs. bon baal leen ma parce que je crois que dama juum du boobu laa bëggoon teg voilà je crois que c'est celui-là que je voulais mettre voilà je crois que c'est celui-là. C'est très grave c'est très grave parce que ñu demee ba ay kii di fuité. On les a intoxiqués ba kenn xamul
ñun ñoo ci xam dara tey au niveau de Djilakh bi ñu commencé def suñu tournée la ñu commencé di yee nit ñi il faut des explications claires et aussi nous on a un produit le produit qui est à la tête de notre coalition Thierno Diagne est très difficile à défendre pour qu'on se dise la vérité parce que daanal woon dem fenn li muy def nii ba léegi moom lay def toog Gandigal nit ñi ñëw fa mu foog ne on a du plaisir pour rester à Gandigal non Gandigal suñ fa ñëwee ñun en tant que politicien ci période bi ñu toll dañoo ñëw am problème bi ñu réglé si c'est une question de quelques minutes mu libéré ñu dem ñu ko ni suñu liggéey mais Aliou Faye su fa naree jëw Thierno Diagne téye ko fa te recevoir ñoo xamante ne kenn xamul ay businessman lañu war a truc de ce genre day mel ni man li may def fulaalu ko te man yoruma suñu gañee man duma yor signature Thierno Diagne moo yor signature moom laa koy utal li may liggéey moom laa koy liggéeyal sooy xool avantage yëpp moom moo koy yor man awma ci benn avantage kon donc na gën a jox nit ñi cër Thierno Diagne quoi qu'on puisse dire il ne respecte pas les gens il ne nous respecte pas loolu nañ ko wax suñ ko falaatee au niveau de la mairie de Sindia il va continuer à faire ce qu'il est en train de faire man je le dis haut et fort depuis j'ai passé plus de 6 heures de temps presque à Gandigal j'avais une réunion mais dama ko mujjee perdre j'ai pas fait cette rencontre mais mu recevoir ma ne ma Aliou Faye nii ak nii man ma dëgër bi man ma daw dem campagne parce que aussi man bëgguma gàcce chez moi je ne veux pas être humilié ku bëgg ñu humilier la yaa xam mais man bëgguma ku ma humilier voilà. donc kooku ngeen dégg audio fuite noonu mooy Aliou Faye nag dama ciy def tuuti taxaw rek def ko exemple frère je n'ai rien contre toi hein, je te salue de passage waaw mosoon nañ benn combat en cours de route nga lâché ñu mais bon après on a compris Aliou Faye moom mooy chargé de communication Thierno Diagne Aliou Faye mooy tête de liste proportionnelle bu Benno Bokk Yaakaar Sindia donc le même Aliou Faye dafa amoon ay moment ñuy xeex ci Babacar Ngom affaire yooyu Ndengler alors j'avais commencé à publier acte yooyu ngeen doon gis noonu kayitu terrain Babacar Ngom yeeg yëpp man maa ko génnoon publier ko parce que nag voilà benn instance sooy xeex foog nga voilà ñun xam nañ c'est pareil que leur panel Facebook on a tout infiltré ah mënuñu bu leen neexee ñu yaakaar ku leen neex mais mënuñu ci dara mënuñu ci génne parce que voilà c'est le monde qui fonctionne comme ça on est obligé d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous voilà donc quand ñu publier papier yi xool affaire yi muy affaire yu doyoon waar mais suñu objectif moo doon pousse Babacar Ngom mu liggéey parce que xamoon nañ ne titre foncier la yor pour nga attaquer ko il faut nga dem ci soubassement yi te vraiment dafa am loi lu mu wax ci titre foncier maintenant la solution c'était de faire des buzz attaquer ko def sukkandiku ci Ndengler bi def buzz ndax mu liggéey ndax waa Djilakh mën vraiment am tuuti kii quoi. À ma grande surprise, ce Aliou Faye là était à la radio, j'étais à Paris, mais wax ak ñoom. Bon, le gars quand il est sorti après man j'ai essayé de voir, on m'a dit ci liñ ma wax dafa am solo ma delluwaat ci parce que gis nga histoire boo ko xamul doo mën a def analyse bu concret ci nit ñi psychologie doomu aadama yi quoi. bi mu génnee dañ ma ne sa waa ji dootul wax ci Ndengler day jàppale Thierno Diagne parce que bi mu génnee dafa am plainte buñ ko indil plainte boobu diw lañ ko indil te diw liiwam la tey ngay gëj a dégg mu wax ci Ndengler ma ne ah bon ñu ne ma waaw et finalement moom lay gis mu daan jël micro di défendre Thierno Diagne fexe ba convaincre waa Ndengler xeex bi moment niñ ko naroon procéder sax mu orienté ko pour fin wu Thierno Diagne mais lii gën a doy waar mooy Aliou Faye kenn déggu la bi ngay avant ñuy def liste yi kenn déggu la mais dañ la def liste proportionnelle mu leer la ne Thierno su gañee da ngay jàll Thierno su gañewul da ngay jàll moo tax nga am fitu wax li di défier Thierno mais en même temps soo amoon xalaat tuuti da ngay xam ne Thierno Diagne moo la gën a nekk ci sa position parce que
Thierno d'accord li nga wax dëgg la faalewul kenn wax nga ko ci sa audio boo leen ko falaatee li mu doon def la doon def lay defaat jikkoom la du deñ faalewul kenn il est arrogant mais dama bëgg nga xam ne Thierno yéen ñi ko wër soo leen campagneul perte ngeen parce que Thierno du campagne munul campagne Sindia te Thierno su daanu woon tey jii moo ko gënal yéen il faut ngeen xam loolu Thierno bu daanu woon tey jii moo ko gënal moom Thierno benn coow li dina wàññeeku ñaar tekki na ba pare ñett ci lay mën a peut-être day daw génn Sindia day daw il faut ngeen yeewu il faut ngeen mën a toog analyser psychologie nit analyser comportement am xam nit ki démarche yi muy def parce que Thierno avec tous les moyens yi ñu déployer ak réunion yi ngeen def ak li ngeen def yépp ci élection yi enjeu bi nii yow nga nekk communication nekk koo xamante ne yaay tête de liste proportionnelle yàgg say ñooñ mënu leen gis Thierno Diagne xam ngeen ne loolu ngeen di def ñoru ko ñoru ko dama leen koy baaxee ngeen xam ne ñoru ko mais man li ëpp solo ci sa wax ni gis nga Aliou Faye nit du nekk noonu boppam tey lee nga sa waa dëkk ba am na ci ñoo xamante ne yaakaar nañ ne Thierno Diagne moom mooy ki gën ci ñoom mais yow sa bopp yàlla moo la weer nga wax ko Thierno dafa arrogant Thierno respecté wul kenn te ku respecté wul ñi muy àndal respecté wul kenn nan ngeen ko war a bëgg falee pour mu respecter mairie bu muy nekk yéen a gën a xam ne Thierno mairie boo xam ne daawu fa ñëw buy ñëw mag bu wax mu jànni liggéeyul amul bilan ngeen bëgg ko campagne loo kon Thierno kooku mosul respecté askan bi xam ngeen loolu peut-être téye na la ci point ndax plainte yooyu ak ñoom seen ak affaire yooyu xëy na peut-être laa wax damay laajte nag waaw wa ilaa yow nga xam ne yow sa bopp sa intérêt bopp moo tax nga topp Thierno mais vraiment ne Thierno dama soxla ku baax ci askanu Sindia xam nga ne Thierno baaxul ci askanu Sindia yaa ko wax mu ngi nii ci say audio nga koy wax man xam nga parfois dafay am lu may jaaxal yow da ngay nekk ci dëkk boo xam ne plus de 40,000 habitants ñeent fukki junni nit ak lu teg mu leer la ne soo waxee ñëpp dégg la yow nga war a nekk noonu ñooñu ñëpp seen yaakaar ak ñoo xam ne yow nga wax loo xamante ne ñooñu ñëpp ñi nekk sa waa dëkk dañ lay jéppi ba pare li nga leen di wax leer na leen leer yàlla ne nit kii li muy buboo nii nekkul ci moom nga am ay doom am ay jabar am ay sœur am lépp nekk ci askan boobu vraiment continuer il faut vraiment être quelqu'un koo xamante ni vraiment xëy na y a quelque chose qui n'est pas normal chez vous y a quelque chose qui n'est pas normal chez vous je pouvais mënoon naa teg fii yeneen audio mënoon naa teg fii mais c'est pas l'objectif parce que yow yaa ngi wax naan Pape Diallo na génn dem campagne Cheikh Dione na génn dem campagne c'est mais fu ñuy campagne ak lan la ñuy wax nit ñi ñooñu dañoo tal seen bopp te koo leen ci jay ba mu nax boppam dugg ci askan bi naan mu ngi campagne dama leen koy waatal de di ngeen gis loo leen mosul gis parce que li ngeen def xam ngeen ko li ngeen def askan bi xam ngeen ko li xew xam ngeen ko kon du yéen a mën a dem jàkkaarloo surtout que maa ngi gis ne am na ñuy bricoler ay kii ay bilan ay jéem a kii mais lu concret kay ñëpp xam nañ ko dëkk boo xam ne defu leen fa bilan jël ay milliards exécuter seen budget xaw ma plus de ñaata % déjà man damay faral di wax naan les 9 compétences parce que xam naa moom les 15 compétences yi nga xamante ne ñoom leen transféré ak leneen xam amul lenn ci lenn loo xamante ne mën nañ na kii xëy na domaine am xanaa xale buy jàngee primaire sax boo ko laajee yan matière ci lan la gën a ay dina la ne peut-être mathématique wala mu ne la histoire wala mu ne la géographie wala mu ne la économie familiale wala mu wax la leneen xam nga donc yéen dara ngeen di continuer di insister nii bon su ma doon yéen Aliou Faye yow il faut que dès maintenant ñooñu noonu nga dem poser leen question wax nga ne Pape Diallo day daw nangul génn dem ci nit ñi
wax nga leen lan moo tax demal ci ñoom dinañ la wax lu leer nañ ñii duñu génn Omar Pouy boobu ngay wax buy génn du biir Sindia te feneen fa muy génn ñamu war a àndal buñ demee am na keneen lu mu def foofu te yow mii di wax waa Jilaax bu ñu xamee yow lan nga représenté ak ki ngay jàppale lan la def xam nga ne doo xej Jilaax doo wax ak kenn parce que doomu aadama ñàkkeewul noonu fayda nga ñëw salfaañee alalam noot askanam nekkeewoo fi dara lu dul sa bopp ba pare ñëwaat naan danga koy convaincre pour mu tabaat la nga gën ko noot non amul ñu ñàkkee fayda noonu foofu yow yaa xamul wala peut-être xëy na bon am nga li nga bëgg parce que def nañ la liste proportionnelle donc c'est bon Thierno day perte da ngay jàll conseil donc voilà tu t'en fous te ngeen bàyyi xel aussi ne yéen ñu mel ni yéen dañoo bëri frustré yi waxoon naa ko fi ñi ànd ak Thierno Diagne parce que mooy système mafia boobu mu doon def di xoqatal nit ñi di leen téye ci point di leen njatt xoj leen ci put ba ñu ànd ak moom yow da nga cee bëri morom te yow ci nga bokk ñeneen ak ñeneen ci lañ bokk donc yéen seen géew bii day tas est-ce que sax élection yi di ngeen ko eggali c'est la question que je me pose est-ce que vous allez finir ces élections-là loolu c'est une question donc voilà loolu moo doon suñu jàngatu kii bi parce que vidéo bi mu ngi presque 46 minutes donc voilà dañuy jéggalu rek su amee kàddu bu offensé nit ci ñun la di jaajëfal ñëpp di ñaanal suñu kilifa yi vraiment ñu yàgg fii suñu wet di ñu conseiller di ñu tette ba ci kanam di remercier toute la jeunesse ak l'adhésion massive yi ñëw ci docteur Moussa Thior di leen sant di leen gërëm di leen wax ne le combat continue ñun nous faisons confiance à la population de Sindia xam nañ ne lu baax lañ bëgg et puis ensemble nous allons gagner les élections et que dinañ gérer mairie bi incha allah ba ku ci nekk gis ci boppam incha allah donc di leen jox dig daje ba beneen live parce que am na sax yu bëri yu ñu waroon live mais xam nga information da nga koy trier am na yoo xam ne boo ko waxee mu leer la ne dafay indi ay frustration day weer nit ki wala day indi loo xam ne du la jëriñ du jëriñ leneen parce que aujourd'hui yenn révélation yenn scandale yi bu ñu ko fi naree wax xëy na dañuy charger nit ñi rek waaye ñun suñu objectif mooy ubbi bëtu nit ñi ñu xam ki gën ci seen askan votel kooku donc ci biir loolu bu ñu gisee ne askan baa ngi adhéré ñu ngi vraiment ñu ngi ñëw ay adhésion massive dañuy xam ne askan baa ngi gis nit ñi doxale donc du jar yenn kii ñu koy def waaye li ñuy jot ci information dafa doy waar yéemi na trop je pense que sax live prochaine bi parce que dañu waroon jël benn live prochaine pour wax ci suñu manifestation bi ñu nar a def Sindia boobu nag dañoo invité opposition bi yëpp leader yëpp ku ci nekk nga invité say militant candidat yëpp ñu ñëw ku ci nekk nga indi say élément de preuve la ñu wax de yi nga am waxuñu nag ay diffamation ay spéculation waxuñu loolu képp kuy victime u régime u Thierno Diagne nga ñëw ñu ñëw def benn manifestation xamal askan bi xamal Macky Sall aussi ki mu tànn voilà donc manifestation boobu dinañ ko def Sindia donc dañ ci def live spécial je pense que ne semaine prochaine lay doon pour que ñu mën a wax vraiment grande ligne yi ñuy jël parce que am na scandale yu rëy yoo xamante ne yi xam nañ ko yi xamuñu ko yoo xamante ne ñu ngi foofu donc yooyu dañuy ñëw jox nit ñi ligne pour ñu mën a génne ñëw ñaxtu une fois population Sindia opposition bi yëpp tase ñu ñëw vraiment xamal askan bi ne Thierno moom dañ ko war a écarter Thierno ak Mamadou Faye Petrosen ñoom dañu war a génn Mamadou Faye sax du moom mais Mamadou Faye ñi mu àndal te ñu bokkoon ci camp Thierno Diagne toj yi ñu def Sindia ñooñu Mamadou Faye bu leen mënoon dàq tey ñu ànd ak Thierno Diagne abal ñu suñu commune Mamadou Faye soxla nañ ko bëgg nañ ko ndax boroom xam-xam la vraiment xanaa APR bi mu nekk rek moo ci xaw a doy waar ndax ñoom seen njiit bi moom man ànduma ak moom waaye lii mbirum local la donc ñoo ngi leen di dig daje beneen yoon di leen jaajëfal
di leen sant di leen gërëm di leen wax ne rek seen mbokk Thié la woon depuis Paris from Sindia incha allah ba beneen yoon.